mbokk yi ñu àndaat ak yéen ci kàttanu sunu borom seen émission daan coronavirus altine ba àjjuma la ci rajo Futur Média di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp ci kóolute kóllëre gi Aliou Ba nga may ma ziar nag artiste comédien Baye Ili El Hadj Habib Diop maa ngi koy ziar moom it fidèle auditeur la macha allah démb la ma woo malgré xat-xat yeeg yaram bu sutante bi donte mu ngi sant yàlla bu baax. di rafetlu daan corona da koy suivre saa su nekk soxna Bintuloo kon maa ngi leen di ziar ak njaboot gi Baye Eli yàlla yokk tan wi 88 628 14 14 ci kanam mbokki auditeur fidèle yu RFM dinañ ànd ak yéen ci soññente gi ngir rek fàttalante li ñu war a taxawee ci xeex beeg coronavirus ci Sénégal ci wàllu geste barrière waaye Pastefu gi mu laaj ngir mu teel fay jóge ndax li mu bloqué réew mi daanaka soo xeel lu bari ci activité ba li ko Oustaz Alioune Sall yi waxee la daa dugg ci poos yi wàññiku lool ak ñun ci téléphone bi docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministère de la santé docteur Diouf maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar El Hadj Assane maa ngi nuyu auditeur u RFM yi. jërëjëf saa su ne vraiment muy yow di professeur Daouda di professeur Makhtar Camara ak tous les consultants. amoon beneen baat bu gën a diis jërëjëf dañ ko fiy teg ndax rek taxawaay gi boobaak léegi macha allah. malheureusement docteur jàngoro ji moom ba tey mu ngi rek di law ndax ñu ngi ci fanweer ak juróom-ñeenteelu ko nit ku faatu ñaar fukki cas grave d'abord sax yenn ci tiitaange mooy mbaa suñu hôpital yi surtout cas grave yi mbaa dinañ ko attan. waaw jërëjëf El Hadj Assane defe naa li nga wax lu am solo la. laajte bi tamit noonu la amee solo parce que cas grave yi mu ngi yokku dem ba lim bi dem na ba xanaa 20 cas grave bu ñu koy wax ci tubaab pour le moment am nañ fu ñu leen dugal. parce que loolu aussi bokk na ci responsabilité boo xam ne dañu ko dénk. mooy toujours di wut ay pexe pour askan wi bañ a jaaxle ci wàllum feebar bi waaye li ci am nag. mooy il faut que ñuy waxante dëgg. mooy que am na foo xam ne bu fa continuer aussi structure de santé duñ ko mën a jël en charge. parce que je crois que lépp mu ngi ci fexe ba prévenir ba ñu bañ am ay cas rawatina ay cas grave te loolu dañ cee war a farlu pour éviter. suñu structure de santé yi submergé. Maintenant est-ce que ndimbal li war ci liggéey bi warta gën a yaatu je ne sais pas li ñu fi taxawal yëpp ne ay comité waaye fii mbir mi toll nii est-ce que ministère de la santé warul gën a woote wàllu daal ci waxin yeneen service su état bi waaye te yeneen bànqaas parce que mbir mi da ngay dem ba doo xam fooy uppee fourneau bi. waaw xam nga ci njëlbeen dafa am loo xam ne moo nekkoon moom la ñuy wax le comité multisectoriel bu comité national gestion épidémie. xam naa tur boobu li muy ñëwaat bari na mais dafa am solo si ñun. ci wàllum xeex épidémie. bànqaasu gouvernement yu bi presque yu bari ñu ngi ci biir force armée intérieur transport aérien yooyu yëpp mu ngi ci biir. privé yi tamit ñu ngi leen représenté ci biir socio-anthropologue yi bokk ci mais tey fi ñu toll ci xeex bi nii c'est comité national gestion des épidémies et orientation rek lay joxe. donc li am te ñu commencé ko def mooy ci communauté yi ci gox-goxaan yi. kuréel yu mel noonu ñu leen fay commencé samp moom ngay gis ñuy def. par exemple le comité d'engagement communautaire. ci def ko ci quartier yi pour que ñeneen ñi nga xam ne ay personnes ressources lañu muy ci wàllum religieux muy ci wàllum leader communautaire muy ci wàllum aussi collectivité locale wala territoriale ñooñu tamit à l'échelle de la commune du quartier ñu mën a dugal seen loxo ci xeex bi à travers ces comités là donc véritablement dañu décentraliser li nga xam ne mooy l'opérationnel au niveau même des communautés au niveau des collectivités territoriales.
cas asymptomatique ñi nga xamante ni ñoom mandargay jàngoro ji génnul ci ñoom waaye dañ leen a daal di toogloo ci bërëb di leen may gët ci wàllu kër docteur dégg nañ ci ñu nekk ci centre bu Guéréo ci sunu xibaar yi romb ci suba ñenn ci ñoom di xaw a mititlu nekk ni foofee benn yàgg na ndax buñ ne ñoom 26 ci fan. ba ca topp ci anami faj ga lañ leen di jox ñuy naan ak lekkin bi sax dem nañ sax ba ne même lekk gi sax waaw foofu mënuñ caa gën a góorgóorlu. waaw loolu je crois que damay commencer ci condition de séjour yi. Je crois que bi ñuy waaj a ubbi centre Guéréo ñun ñëpp dem nañu foofu defe naa ay image génn na ci pour wane qualité centre bi je crois que foofu ay chambre individuelle ñoo fa am ak toilette. mënuñu wax ne hôtel yi ëppale nañu ko dara. ci wàllum lekk bi nag c'est vrai mun nañu yokk mais je crois que li ñu dégg li ma dégg ci seen reportage bi kenn moo wax te li mu wax mooy merguez nañ leen jox reer bon loolu xam nga fi mu toll nii mënuma commenter dinañu xaar retour bi ñuy am ci ñi nga xam ne ñoom lañ fa dénk responsabilité bi pour que ñu mën a évaluer xool nan la ñuy orienté li ci am mooy ñun loolu bu amee rek dañuy positif déglu xool am ut rapport aussi pour xool nan lañ koy ajuster maintenant ci wàllum communication bi tam xam nga ki masul dem ki masul interne hôpital tam il faut ñu koy xamal ni que lekki hôpital yi dafa wuteeg lekki kër yi xam nga waaw bu dee sekkee nag njaween bu foog ne mën nga fa am mbaxalu saalum ak yooyu lekki hôpital dafa tuuti ànd ak vitamine naam mais dafay néew élage xam nga dañu nekk ci dëkk boo xam ne léegi mais il faut leur expliquer il faut leur parler. voilà il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi pour xam ne bu doon suñu sañ-sañ ñun ñi nga xam ne dañuy xëy suba teel nekk ci bureau yi di wër fu ñuy dugal suñu malaat yi bu doon suñu sañ-sañ kenn du fa des ñoom ñëpp génne nañ leen waaye nag bu fekkee yow sa yaram bu sutantee ci kenn rek nga mën a dem pour mu faj la pour mu dalal sa xel kooku tànk yaa ngi ci loxom rek da nga war a déglu lim lay jox ak lim lay tegte lim lay defal il faut que ñu éviter di boole polémique ak wax ju bari ci secteur bu nekk wàllum faj dafa am koo xam ne yàlla moom la ko médecin yi ñoom ñoo ko jàng seen xam moo ci màcc yàlla def nag ku ci am tawat ci ñoom ngay dem donc boo nekkee seen loxo damay ñaan rek nit ñi ñu ànd ak gën a ànd ak dal. oui maintenant maa ngi wax wàllu communication aussi parce que xam nga il faut ñu leen di jege nag xam nga Guéréo tey jii du fii ci ginnaaw mënoo fa bàyyi nit 27 jours il faut reconnaître quand même que bu fekkee ni waxtaan wi amul explication yi amul leeral yi amul réaction yi nuy gis ni ci ñoom ils n'ont pas tort. waaw loolu la wax c'est-à-dire que toujours ñun bu ñu jotee ay remarques yu mel noonu toujours dañuy xaar aussi au-delà de la plainte de l'individu dañuy xaar aussi rapport yi ñuy am parce que aussi benn nopp baaxul bu ñu amee rapport nag ñun mën nañu améliorer parce que am nañ fi déjà ci wàllum prise en charge wax naa fi ne ñi nekk ci centre de prise en charge extra-hospitalière yi personnel de santé moo fa nekk di leen suivre mais en plus am nañ fi un comité de soutien psychologique donc yooyu bu fekkee dafa laaj ñu gën ko ñu gën a dooleel pàcc boobu ci wàllum prise en charge mi bu ñu évaluer loolu dinañ ko def mais li ma bëgg wax mooy surtout que nit ñi comprendre ne tey bu doon suñu sagu rek nit ki du def sax ñeenti fan ñu génn ko dëgg la mais nag li tax ñuy téye nit ñi foofu ci biir li tax ñu leen di jëlee seen kër indi leen ci bërëb yu mel noonu téye leen foofu c'est parce que ñooñu déjà dañ leen di diagnostiquer positif donte amuñu benn mandarga feebar bi mais mun nañu wàll seen entourage moo tax ñu leen di jël en charge foofu beneen bi mooy buñ leen jëlul en charge mais dañuy évoluer feebar bi évoluer seen biir yaram ñu dem ci CTE yi ñu dem ci service de réanimation yi donc loolu
baax na. Je crois que dinañ ko joxe aussi comme tegtal nit ñi gën a waxtaan ak ñoom. boo fa defee juróomi fan. boo fa defee 20 jours. tant que négatif loo mënuñ la génne parce que muñ la génnee rek. dañuy jël risque bi yóbbu ko feneen. donc nañu delloo si suñu xel. ñun tamit nañu secteur santé ak ñi nga xam ne ñu ngi ci centre de traitement yi. ma leen di féliciter au passage. nañuy gën a waxtaan ak malade. dëgg la am na solo parce que am na cas bu ñu signalé Wakaam soxna su demoon ñu ne ko positif mu daal di daw waaye malheureusement fa mujjee baaxul ndax dafa mujj nelaw ba néewam sax ci xibaar yi ma liir tey ci yéenekaay yi ñu yem te ginnaaw si donc ñu xamee ni que ni nga ko waxee bu duggee sa yaram intérêt bi mooy nga nangu gars yi taxawu la mais comme ni ñu ko waxee rek waxtaan dafay baax daal communication ci yu bari nag parce que réew mi yàlla dafa def nag ñëpp jàngunu te jamono dafa xaw a gaaw nu muy dawee waaw sopparñiku maintenant ñu wax ci wàllu stigmatisation jàngoro bi ci boppam rawatina sax ñi nga xam ni génn nañ ci àddina bu demee ba penc mi ñuy rejeter ñun suñu propre néew ci njëlbeen am ñu doon wax ñene bitim réew bi état bi ne mënaguñ leen indi déggoon nga fi coowul ne non nañ ñu indil suñuy néew et cetera finalement est-ce que foofu tamit waruñu gën a waxtaan ba ñu nangu ko yéen it ngeen dalal xeli askan yi nga xamante ni ca armeer yooyee la ñuy denc ñi suñu borom dogal ni dañ cee war a génn àddina que ni kër docteur jël na matuwaay yëpp ba ak wàlle wala benn loraange du ci am. waaw loolu je crois que baax na nit ñi xam disposition yoo xam yi nga xam moom la ñuy jël bu ñuy delloo suñu borom ñi nga xam ne dañ ñàkk seen bakkan ci feebar bi. loolu baax na ñu siy gën communiquer mais nit ñi je crois que bu ñu gisee dispositif bi ñu teg aussi ñu muy dispositif bu sécurisé je crois que dafa am loo xam ne aussi il faut que élage il faut que ñu Sénégal ñu delloo si suñu xel parce que mënuma comprendre ni ñu ko waxee te d'accord naa ci bu baax ak yow mënuma comprendre suñu doom yi nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan bitim réew ñu posé fi problème pour ñu indiwaat seen néew yi delloo si leen seen dëkk fi nga xam ne ñu dencee leen fii ñu dëkk ñu nangu loolu ñëpp kontaan si ñun doomu Sénégal dëkk Sénégal juddoo Sénégal ñu lay denc sa gox mu war a am ay manifestation bañ ciy toj ay ambulance di agressé personnel de santé ñooñu ñuy agressé ñooñu ñu toj seen ambulance li ñu bëgg rek mooy enterrement bi ñu mën ko sécuriser denc bi ñu mën ko sécuriser kenn du ci wàll kenn te defe naa ñi ci jot a am ñàkk leen bak nit ci feebar bi gis nañu précaution yi nga xam ne moom la ñuy jël ba yow sax sa bopp bu sa mbokk gaañoo ci feebar pour nga gis ko jafe-jafe la donc vraiment damay lancer appel pour que ñu revenir à la sérénité parce que loolu dafa am solo je lance un appel aussi pour que ñuy gën a waxtaan ak askan wi ci wàllu boobu parce que baax na ñoom ñu xam aussi ni nga xam ne moom la ñuy def ci matière sécuriser suñu enterrement yi mais na nit ñi aussi di protéger le personnel de santé na nit ñi di protéger le personnel paramédical muy groupement national des sapeurs-pompiers parce que ñooñu seen tort rek mooy dañoo bëggoon sécuriser benn enterrement loolu rek mooy seen tort ñu sànni leen ci xeer gaañ ci ñenn ñi je crois que loolu gis nañ ko Bambey ba passé te na ku nekk xam ne li am ci wàllum Covid-19 kenn mënu ci pas kenn mënu ci mucc mais kenn nekku ci à l'abri jombul kenn voilà merci donc li am démb ña ca doon sànni ña ca doon sànni xeex ña ci doon manifester nañu xam ne loolu jombul leen te day metti ci xol donc nañu moytu yenn comportement yi man damay gis un personnel de santé damay gis sapeur pompier depuis le 2 mars nelawatuñu pour sécuriser population pour sécuriser ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan gunge seen famille pour que ñu mun leen denc ci wàllum diine mu am ñoo xam ne dañu taxaw fële di yàq loolu je crois que il faut aussi
que ñu ñëwaat à un bon comportement en matière de discipline. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il faut qu'on le dise clairement. Ça peut arriver à tout le monde. moo tax incha allah dinañu gën a di ñaax acteurs communautaires yi ñu gën di waxtaan ndax ci gox bu ca ne am na chef de quartier am na iliman am na ndaw ña am na ASC bu fa ne bu ñu waxtaanee information yi warit au niveau étatique ngeen leen koy yeggee. dina wàññi mbir yi bu baax. Maintenant balaa ñu lay yeewi ndax tey moom dafa mel ni suñu consultant yeneen ñi sañu wax dañoo relâché xam naa dañoo ne ci yeneen yitte mais jàngoro yi ci boppam Sénégal lan lañ ci mën a wax ni est-ce que mënees na am yaakaar gars yi dañ ne bëri rek ñu ne xëy na am nañ yaakaar fii ak tabaski mais ñun Sénégal suñuy wax dafa dëppoowul ak suñuy jëf daal ñu baal ma encore une fois am na xale bu ma xas démb ci internet gi na El Hadj Assane quel problème il a avec les populations du loolu dañu bëgg rek mu baax nag ku ne jéem a indi sa brique teg rek ñun suñuy wax dañul dëppoo ak suñuy jëf parce que boo bëggee tabaski nga génn wane col ziarante mais da ngay def li ñu la wax léegi gàtt tànk di raxasu di takk masque bi non li nga wax El Hadj dafa naa loolu côté boobu dama ciy ànd ak yow. toujours damay wax feebar bi nit du jóge bitim réew génne ko Sénégal. feebar bi buñ buggee fii ak ay ñaari weer ñu mën a wax ne Sénégal vraiment gérer na épidémie bi. il faut que ñun ku ci nekk ci sa bopp nga mën a farlu pour respecter gestes barrières mais geste barrière yi fi mu toll nii loolu mooy permettre li ñuy gis ñu naan ay cas communautaire fii cas communautaire fële. muy jur ay cas contact di juraat ay cas contact positif yi di bari. rythme bi buñ ko toppee. du ñu mën a yegg ci résultat bi nga xam ne moom lañ bëgg ci tabaski loolu il faut ñu waxante dëgg. du gaaw il faut ñu waxante dëgg te bu ñu respecté wul geste barrière bu ñu yeggul ci objectif yi noonu lañ koy traîner di ko yóbbuwaat donc il faut que li ma doon wax au début il faut d'abord que ku nekk sa policier bopp mais il faut que ku nekk aussi mën a xool sa voisinage mën a xool sa entourage mën a xool sa biir quartier ku ci am comportement boo xam ne du comportement bu baax nga ne ko déet sëñ bi fii nii la ñuy doxalee duñu policier nag de waaye suñu koñ war nañu mën a wax ne fii de ku fiy dugg wala ku fiy toog ku fiy jaay ku fiy liggéey nii ngay doxalee bu bañee nga dem ooy ñi nga xam ne ñoom lañ yoon jox pour que ñu am cette rigueur policière loolu il faut que ñu ñëwaat ci rigueur boobu et chacun doit être son propre policier amuñu policier yoo xam ne chaque jour mun nañu topp citoyens mais citoyens yi xam nañ li nga xam ne moom la feebar bi di indi ci askan wi gis nañ li nga xam ne def na ko ci suñu société en termes de difficultés socio-économiques donc ku ci nekk war nga dugal sa loxo ci xeex bi pour que lii mu nekk loo xam ne suñu ginnaaw lay nekk très bien nañu bàyyi aussi ñuy wax communication ministère de la santé mooy créer stigmatisation gis nga ci wàllum ministère de la santé communication bi ñuy développé ma ciy féliciter les médias encore une fois El Hadj Assane yow sa bopp maa ngi lay féliciter parce que véritablement chaque jour am na thématique boo xam ne da nga koy indi pour que ñu gën a renforcer vigilance gën a ñaax nit ñi ci wàllum comportement communication bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ministère de la santé dafa am kuréel boo xam ne moo ci toog am ay socio-anthropologue ay responsable de communication ay spécialistes de la communication te ni ñuy communiquer ci Covid bi fii Sénégal rajo boo taal à travers le monde chaîne boo taal à travers le monde noonu la ñuy communiquer li ci des nag mooy récepteur bi ki nga xam ne moom la ñu jagleel communication bi bu fekkee moom aussi dafa defe ne moo ëpp xam-xam wala moo ëpp pas-pas keneen ñi nekk ñu wër réew yi ñu wër effectivement dañuy continuer di dund ci Covid bi la vérité c'est ça il faut pas que nit ñi jël Sénégalais yi di leen dugal ci ay ci yeneen dynamique wala di leen distraire à travers d'autres thématiques la véritable thématique le véritable combat qu'il faille mener c'est le combat contre le Covid et ñun ñëpp dañ ci war a
farlu parce que personne n'est à l'abri. dëgg la incha allah jërëjëf docteur ba ci kanam 10h incha allah. docteur Aloyse Waly Diouf ñu koy gërëm bu baax di ko sant 10h Mamadou Mouhamed Ndiaye dina fi teew ak Adja Awa Mbaye ci ni ñu ko baaxoo rek ak ministère de la santé daal di dem xool les résultats virologiques nu mu daal di tëddee Aliou kon ñu taaxiru su lëf rek daal di jël ñenn ci auditeur ni bés dina ñëw musicien wër àdduna musique soxlawul frontière ni bés del sooy seetlu naa ko Aliou ñu dem Mohamed Ndiaye maa ngi ko gis muy saqat foofu Mohamed del lem sa conc loxo ci biir yow yaa def sax spot bi boo juumul yaa def spot bi ci rajo bi pare booy saqat di saqat noonu mel ni 88 628 14 14 ñu daal di soññante rek mbokk yi jotaay soññante gi bu ñu mës a tàyyi tànk gan gaa ngi fii ci wàllu geste barrière yi nees mën a gën a def daal ba moytu di ko joxante fexe ba croix de transmission bi ñu dog ko doget asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. waaw. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di la remercier di la encourager en plus di la féliciter. alhamdulilah jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal nag foo nekk dafa war di wax amiin parce que situation bi ñu toll nii sénégalais xam nañu rôle bi ñu ciy joué. jërëjëf. kenn ku ci nekk nag kuy sénégalais war ngaa porter loolu joué ko mais El Hadj Assane tey li xew fële Mbao. c'est vraiment touchant dafa metti dafa choquant. dëgg la. donc Sénégal on li ñu doon wax naan c'est un pays de la teranga anamu. ana teranga bi ana kersa gi ana respect bi ana jàppalante bi solidarité bi. tey ji lañu war a gën a solidaire tey jii nii situation bi nga xam ne moom moo ñëw suñu kaw nii. c'est important mais bu ñu demee ba génn nit ku génn àdduna feebar yàlla suñu borom teg ko feebar mu génn àdduna ñu ñëw di ko denc ay doomu aadama jugle ñu leen fi denc. mais loolu dafa ñaaw. doy na waar kenn xamee mais lii du Sénégal waaye lii dafa ñaaw waay. bilaay suñu maam yi bu ñëwaatoon mais nit ñi mais nañu delloo seen xel ci yàlla nañu delloo seen xel ci yàlla te lañ war a gën a delloo suñu xel ci yàlla. lii dafa ñaaw ba man franchement man daf maa choqué musuma woote ci télé musuma woote ci rajo mais dama ne foog mu dugg déplorer ne ñi koy def nañ ko bàyyi. incha allah jërëjëf. na parents yi toog ak seen doom yi waxtaan ak ñoom ne leen nañu arrêté il faut qu'ils arrêtent. il est temps que ñu arrêté ñu jàppante bokku ndey bokku bàyyi. xeex lii mu jóge fi une bonne fois pour toutes. ñu dellu fa ñu newoon. jërëjëf vraiment am na solo li nga wax jërëjëf. yàlla fay la surtout solidarité bi wax na dëgg de ci jamonoy njàqare la ñuy xàmmee am réew ak seen yéenante jàmm seen solidarité waaw parce que yëf yi moom képp ku foog ne football individuel la. wala bu doon musique ñu ne da ngay nekk ab soliste rek di nga ci wéet lool jàppante rek moo ko fi jëlee incha allah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah alaaji ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay dellu ziar sëñ Modou. di la ndokkal nag di la jaajëfal saa su nekk ci liggéey bi. jërëjëf alhamdulilah. xanaa ma ñëw ci ñaari point sama ko mayee rek. maanaam mooy garab boobu ñu wax chloroquine. ñu ngi sant suñu scientifique yi ak suñu médecins yi nga xam ne wax nañ ni ngeen dañ koy continuer parce que ñëpp xam nañ ni laxasu ci ginnaaw daanaka business borom alal yi rek. ñoo laxasu ci ginnaaw jàpp nañ ne tawat ji moom du tablette boobu moo koy faj jàpp nañ ne dañuy nekk seen laboratoire yi génne ay vaccin yi jaay ko ay milliards mais suñu borom moom dogal na ne comme que loolu moo koy faj te ñu affaire nañ am fulla faju boole ko garab barakaskaar nag te bañ cee boole benn ñàkk fayda comme ñoom ñu ngi koy defee beneen mooy fi waa ji daana rek alaaji gis nga alaaji keroog bi ñu yóbbu ay sapeur pompier Bambey ay nit génn naan ay duñ ci ñëw ay nit ñoo xam ne bool lañ ñëw dañu di sàmm suñu kaaraange ba tawat dal leen ci jël leen di leen denc ci barab ay nit génn duñ leen fi dugal keroog la état boo doon jël ay responsable dem état nag man xaw ma dafa ragal xaw ma parce que am na si yenn yoo xam ne waru koo bàyyi mu daal ñu wal ba di ko waat nit feebar wàcc ci liggéey ñu jël ko di ko denc ci barab ay armée li ci sa yoon ñu nekk ci armée léegi ñoo war a lijjanti kii am na kayit bi ñu ko war a denc wala amu ko bu ko amee kayit yoonu kenn nekku ci dëgg la mais après ñu ñëw fa di toj ay oto sappo toj fa ay oto Croix-Rouge
après lan ak ay oto seen bi dina léegi lan moo ciy mujj te ñoom ñëpp xamee ne leen ne état bi di jël ay responsabilités bu fekkee war na koo jël te bañ a ragal état du ragal jamono bi foofu lañ toll alaaji ni nga ko waxee sànq bu kenn bañ ko la xas bu kenn bañ ku la bedd bu kenn bañ ko la xeeb parce que fi ne nii maanaam tawat ji moo toll foofu ne état bi jël ay responsabilités bu baax a baax képp koo xam ne dafa wut mu teg la ci yoon man daal loolu laa ko gisee am na solo sëñ Modou jërëjëf alaaji jërëjëf macha allah 88 628 14 14 mbokk yi muy antenne libre rek ngir ngeen daal di ñëw dolli seen xalaat ci tolluwaay réew mi xel du doy asalaamaaleykum allo. asalaamaaleykum maaleykum salaam. ok. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man dama bëggoon intervenir damay lépp tur bi nag. waaw El Hadj Assane. waa kay sëñ bi. sunu dëkk bi xam nga lan mooy problème bi. c'est l'indiscipline notoire. te yow bés bu nekk nga wax ko. te jàpp naa ni ngi seetaan loo xam ne fi mu jëmee réew mi ëllëg. daan ko rëccu bu baax a baax. parce que li ñu gis démb ci armeel yooyu. dafay wane ni que ñi koy def dañu xamul dara amuñu éducation. Parce que quand même, le respect même de la vie humaine, moi, j'ai qu'exiger une certaine attitude de respect par rapport à la personne disparue, qui a quand même des attaches. Dafa am jabar, am ay doom, am ñoo xam ne dañoo am attachement ci ñoom. Xale yi ñëw avec une désinvolture qu'on ne peut même pas caractériser. Di sànni ay doj, di yàq affaire état bi. Alors que des gens se mobilisent fab seen njaboot rek ci côté ba di risquer ay yoo xam ne bii ñu ngi koy épargner ñeneen ñoom ñu jël comme c'est des spécialistes jël le risque d'attraper la maladie ñëw di def quelque chose boo xam ne pour nous c'est un domaine sacré Alaaji Assane dëkk bi fa mu jëm ëllëg du neex du baax parce que dañuy seetaan loo xam ne ëllëg fa mu jëm parce que réew discipline moo ko amee te discipline su mu lalu moo di autorité de l'État. Il faut que l'État restaure l'autorité. mënuñu toog indéfiniment di seetaan ay affaire di colmater ay brèches. yar yi dafa war dal fa mu war dal. ak ni mu war dale hier ce qu'ils ont fait mooy profanation de sépulture. C'est prévu par la loi. On doit tenter de les identifier, de les amener en justice. Et de régler le problème. Man, je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Day na waar jërëjëf ñu góor gi ñu ngi lay gërëm bu baax papa jërëjëf am na solo yaay inquiet de ku jaaxlewul rek da ngaa foog ne yow bokkoo ca wala bu yëf yi amee dina la fa ba ay du yam ci bopp borom de waaw ku ko ni xamee nag di nga ci was lu àq fa nga toog defa ne yaa ngi sa jàmm fa la lay fekk ne la réel 88 628 14 14 ñuy waxtaane réew mi waaye jàngoro ji a nga xamante ni ñu ko waxee bàyyiwul économie bàyyiwul social bàyyiwul diine ji lépp la gàllankoor nees mën a def ba gën a yokk parlu gi ci wàllu geste barrière yeeg li ñuy digal ba mu jugee fii asalaamaaleykum. asalaamaaleykum asalaam. waaleykum salaam. ngeen def. ñu ngi sant yàlla bir. yéen benn murit bu lay booyee fii ci Tëngéej la. ah bisimilah. Baye Murit. Baye Murit. waaw yaa ngi fekk Baye Tidiane seen mbokk seen cousin. mbaa jaan du ne fël foofu ci biir RFM bu dee nooy def. xanaa yem ci contrat bi rek man journal lañ ma def loo kenn rey loo may jaan. léegi dama li may wax rek mooy. te di la ko laaj. mooy feebar bi. léegi maanaam dama bëggoon nga laajal ma docteur bu baax xam ñaata lay coûter patient bu ne. maanaam patient bu nekk. oui. état Sénégal moo koy fay. wala dañ lay bindal ordonnance. nga jënd ko. ak ñaata lay coûter. pour nit ñi gën a xam. dëgg la waaw dëgg la. waaw am na solo maanaam tamit li xew démb. ñëpp a ngi koy ñaawlu lu ñaaw la loo xam ne rafetul ci réew. mais nag xale yi defuñu dara aussi. Sénégal dafa bari ñoo xam ne. ay chef de village wala ay ilimaan yoo xam ne seenu njàngu soriwul aussi. presque ñoom ñooy ru xale yi rek nag. ñoom it war nañu wax ak ñoom. parce que am na yoo xam ne vraiment individu nit ku nite am na yoo xam ne waru ko sax di xalaat. ak gars yi ni ñu sonne nii ci feebar bi nii vraiment.
jën yi daal ñaaw na trop daal. dëgg la jërëjëf. waaw ñu ngi lay gërëm. waaw maa ngi jégalu bu baax nag. waaye jërëjëf jërëjëf Baye Murit ñu koy gërëm bu baax di ko sant di leen gërëm ndax boo déggee moo góor gi romb ak ñëpp sëñ moo doog ñëpp ni ngeen ko waxee noonu la de waaw waaye fexe rek ba aussi xol bañ ko yóbbul xel te ku ci ne ci ñoom daal teg nga ko ci dal donte mettit lu nga ba fa mettit lu yam yëf yi donc waaye nag ni ñu koy waxee rek sérénité moom ci la bunt di feeñe bu ko defee ñi war a jël seen i responsabilité jël ko test yi yëpp c'est gratuit boobaak léegi waaye ni ñu koy waxee état bee koy jël en charge te it ay millions milliards la asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi lay ziar bu wér. bisimilah. ñu ngi rafetlu waxtaan bi. jërëjëf. rajo allo. ñun de allo. waaw. ma ne. ñu ngi lay déglu waaw dafa mel ni da nga yor rajo. waaw dama yor rajo waaw. waaw da nga koy tëj ñu waxtaan ci téléphone bi. waaw allo. waaw allo. waaw. acca bisimilah allez-y. ma ne. xam nga dañoo tëj transport réseau ak réseau. waaw. mais est-ce que yoon la homme de tenue di dem weekend di yóbbaale di jóge Dakar di yóbbaale ay nit. dañu ne dañoo kii. waaw. du yoon. te ñoom dañ koy def. du yoon de bu dee am na. ah. ma ne bu dee dañ koy def li ma la wax. waaw leer laa ko teg. ñoom bu ñuy dem weekend dañuy yóbbaale ay nit. te ñu ne dañoo kii te. te ñu ne dañoo tëj frontière yi. ñoom ñooy tere ñiy dem dëkk ak dëkk. dëgg la. bu ñuy kii. bu ñuy dem weekend di yóbbaale ay nit. est-ce que ñooñu ñu yóbbaale leer na leen ndax am nañ feebar bi wala amuñu ko wala bu ñu ko amee bu ñu demee wala leen ko est-ce que ñoom dañoo jël seen responsabilité leen man maa ko indi woon. vraiment loolu moom war nañ ci gën a bàyyi xel te ñoom ñu jàpp safoor yi rek di kii di naan safoor yi ñooy def lii ñooy def te ñoom li ñuy def. safoor yi xaaju ñoo def. dëgg la yenn yi. ok waaw. jërëjëf ni mu ko waxee bu dee am na du c'est pas normal yàqub liggéey bu rëy la ñoom it dañ leen war a sanctionner réew moom kenn newu fi au-dessus de la loi wala boo kenn warul nekk au-dessus de la loi xaw ma nag luy réalité bi sax asalaamaaleykum. waaleykum salaam Baye Assane. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ñoo ngi delloo ziar bu wér. bisimilah. ñu sant yaa am jàmm bu baax. alhamdulilah. ma ni. comme li sëñ boobu génn wax léegi. waaw. yàlla xam nañ lu am la. loolu fi ne nii man fii côté bi ma dëkkee nii. nañ san wax rek comme nañu gën di saytu maanaam comme même auto transport yi nga xamante ne auto bagage lañ. waaw. yi yëpp ay lijum ak yooyu. dañuy yóbbu ay nit mën naa la dañuy yóbbu nit ay raison ak raison. di yóbbaal ay nit dugal leen ci biir bagage bi man maa ci teg sama bët. dëgg la. waaye nag dañu am loo xamante ne il faut ñu xoolaat ko ndax ñooñu gis na ñoo xamante ne ci leen jaar julli ji te leer na man ci leen jaar ñëwaat. est-ce que. waaw kon loolu ñu ñaan ñu saytuwaat ko bu baax waaw d'accord. waaw incha allah te it ñi nga xamante ne ñoo doon def loolu ci wàllu armée yooyu tam ñu ngi leen di ñaan li lay war a suul yi nañ xool li ñu def baax ndax ñooñu ku ci feebar mbaa nga yàlla tere nga am accident wala lakk ci ñooñu nga doon sànni ay xeer ñooñu ngay yaakaar ak wàllu. dëgg la de dëgg la. waaw ñu ngi ñaan yàlla nag li lay war a suul li ñuy def nañ ko xoolaat baax te ànd ak seeni sago. ànd ak sago am wax nga baat bu am solo. waaw ndax adduna am na loo xamante ne dara jarul ñooñu nga gis loolu ñi ñuy def lépp ñoom tam ci xeex bi lañu bokk lañu xeex rek bu baax pour feebar bi jóge fi. dëgg la. waaw ci mesure barrière itam li ma si doon wax. mooy maanaam nguur gi kat moo fi nekk ku mar ci moom nga yaakaar. ku xiif ci ku sonn ku lot ci yoon ak lépp lu mënti doon da nga naa nguur gi. kon nag daa am loo xam ne bu ko sa nguur gi tegee li lay war a sul dañ ko war a respecté te pour respecté suñu bopp. ak ñi ma ko war a wax. dëgg la dëgg la. te it ñoom ñëpp moo tax ma ne mesure barrière yi la nga xam ne bu ci nguur gi tegee am na nit ñi buñ ko respecté wul dañoo war a taxaw nag ne lii dañ leen koy forcer nag. waaw ndax day am loo xam dañu tool boo xamante ne ñëpp dañuy sës ndax bu leen seetaanee yàlla tere bu feebar bu jógee tamit wàllu koom gi bu sooxee lu métti dañ naan nguur gi. dëgg la dëgg la. kon nag bu fekkee respecté wul dañ la war a taxaw forcer leen ko ni ko lii ngeen di def ndax lii lañ fi dogal ndax lii moo fi jëlee feebar bi. waaye bu leen bàyyi sama sogo ku ci mel ni man tamit day am loo xamante ne day dem ba day ëppi loxo ndax téeméer nit mun ñëw liggéey benn nit ñëw bëgg ko yàq. jaaduwul. loolu tamit day am na ñu ngi lay gërëm di leen sant di leen baal ak bu baax a baax. macha allah 88 628 14 14 ñu jël beneen auditeur Aliou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw El Hadj Assane ziar naa la. yàlla na nga ziar.
Abdoulaye Niane donc vraiment ñu ngi rafetlu sa émission. jërëjëf Niane. et je vous suis depuis depuis ba affaire bi commencé ak léegi on vous suit. alhamdulilah. vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf. mais nag je voulais juste attirer l'attention des Sénégalais ci benn côté. c'est-à-dire ñun ñëpp dañuy fonctionner émotion. oui. te émotion baaxul. xol la ñuy demee. émotion daal loo ci bu mënti gis Assane. lépp kuy demee émotion. da ngay def looy rëccu. dëgg la dëgg la. wala ngay digge loolu def. te su boobaa da ngay nekk koo xamante ni narkat ngay nekk. te loolu moom mooy lu yées parce que jullit mën na def lépp ba mu des nar. dëgg la. waaw donc nag je veux que les Sénégalais soient aussi très 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 compréhensifs. parce que tey soo déggee coow li ñuy wax nii tey Sénégal problème bi mooy état bi ci boppam émotion la fonctionner. parce que nit sooy jël benn décision xalaatal bu baax parce que yow lañu dénkandi donc yow du question que yow yaay xool li nga xamante ni moom nga yaakaar ni lii kat ak gars yi nga kii nga xool bul toppatoo nit ñi ku mu neex ak ku mu neexul. parce que état responsabilité la. dëgg la. parce que ëllëg yow la yàlla di waxal. moo tax man damay wax toujours sénégalais nañ def attention parce que dañoo tiital population bi. parce que loolu jaaduwul parce que population Assane la peur ça amène la panique. la panique amène la catastrophe. oui. donc il faut que ñu revenir sur les normes prenons les mesures yi nga xamante ni moom la service de santé yi wax. mais tamit nañu xam ban population la ñu yore ak ban économie la ñu yore. parce que problème bi mooy état bi yow balaa ngaa waxu obligation de masque mais soo waxee obligation de masque. te yow population bu nga yore bi des fois am na koo xamante ni fondé bu mu jëndee 100 francs amu ko mais kooku yow balaa ngaa joxe ceeb joxel masque. parce que wàllante bi nga bañ. je pense que wàllante bi dañ bañ moom lañ njëkk a bañ. mais kon donc nit ñi xiifuñu te malheureusement nit ki mu feebar faju moo gën muy dee wax xiif. parce que quoi qu'on dise nit ñaa ngi faju di wér. soo xoolee tey jii li nga xamante ni moom la ñuy wax nombre de décès yi d'accord même si tout est lié au Covid les 39 personnes yi ñuy wax tey jii. mais si c'est sur 3500 cas. mais loolu alors que la mort c'est tout à fait naturel. la mort MORT c'est mouvement obligatoire de retour sur terre aaya Alxuraan la. yàllaa ko wax. comprendre nga. donc loolu moom moo tax nit ñi nañu dalal suñu xel. amul benn dee nag bu neex. amul benn dee bu neex dee yëpp a met. mais nag dama bëgg ñun Sénégalais yi. nañu delloo ci suñuy xel ànd ak suñu sago. état bi mu xam ne moom moo jël responsabilité ñu bàyyi di def semblant de xam nga nu ñu koy waxee sax. di tâtonner. c'est-à-dire ils font semblant de tâtonner ils ne tâtonnent pas. parce que loolu moo tax population bi dafa am problème. ok parce que vraiment bëgguma woon di. je suis. même les médecins. oui ils ont des problèmes. de quelle nature. Assane yan xeeti problème ci gàttal rapidement yan xeeti problème. problème bu ñu am déjà mooy lenn. même problème parce que médecine moo grave et puis la science aucune science n'est exacte. Il y a ce qu'on appelle l'incertitude bu nga xamante ni mooy relative. oui mooy plus ou moins 10%. donc exactement science da lay jox benn preuve mais am na loo xamante ni yàllaa ko moom. am na loo xam ne yàllaa ko moom. dëgg la. donc je veux que ñoom seen bopp man dama ne woon nit ñi man j'ai écrit sur ça. depuis le 19 mars. oui. nee naa leen la maladie existe yàlla nañ ci yàlla musal mais je pense que nit ñaa ngi feebar ñun au moins Sénégal ñu ngi faj gaa yaa ngi wér. donc nag ñun est-ce que gaa yi bañ naan est-ce que Afrique moo war a nekk laboratoire ma ne leen ah kay ñun ñoo war a nekk laboratoire. parce que laboratoire xam nga mooy lan. ñaari façon laboratoire la laboratoire bu nga xamante ni yow yaay créé médicament bu faj nit ñi. ak laboratoire bu nga xamante ni yow yaay testé. si yow lañ koy testé mais ñun mais l'Afrique doit être le salut du monde. voilà merci. l'Afrique doit être le salut du monde. jërëjëf waxtaan wi am na solo mais waxtu wi dab nañu ñu ngi naa la wax loo xamante ne Mbante Mbaare. oui. Mbante Mbaare. dama ci bind. lu Kajoor nga man Kajoor laa Tiwaawan laa dëkk. Tiwaawan laa dëkk. waaw mais Mbante Mbaare amul lu mënta faj. ba ci corona bi. corona bi dama ne la infusion
il suffit que les gens fassent des infusions je l'ai écrit. infusion mooy baxal ndox ba mu tàng nga def ko ci mu yëbb mbante mbaare bi waa bennal ko ndax mbokk yi comme yaa ngi wax njëriñ kay mbante mbaare bi dañ koy jël tàngal ndox ba mu bax nga dugal ko ci mu yëbb ñu suuru ci wala ñu sangu ci ku ci mën a guux genn wàll kaas ataaya waaw c'est bien parce qu'il y a aucun effet négatif ok il y a aucun effet négatif jërëjëf waay Cheikh bi loolu laa ne woon nañ ko baaxee parce que tamit ñun il faut ñu xam ni yàlla mooñ jagleel dëgg la parce que tey nombre de morts yu am ci benn pays kese moo ëpp tous les malades de l'Afrique ouais mais Assane ça pose problème ouais France 2 mois kenn du génn jërëjëf mais naka la ñu wàllante aja coupeel balaa maa coupé am nga so maa ngi lay sant nag wax dëgg yàlla ndax lépp générosité la rek waaw moom wax dëgg yàlla li mooy yéene dolli ci waxtaan wi ci ba ci sax mbante googee am na amul en tout cas moom am na yéene bi waaw mu des nag ñu def ndànk Aliou mbante mbaari doo ko gis fi moom xanaa nga dem ba Thiès am na ci marché yi aussi gars yi jaay garab wala fi ay tileen ay castor moytu leen ak dose bi de da Aliou ba moom su xëy siwul suba rek ma xam ne da caa def infusion suuru ci sangu ci naan ci yàlla def jàmm mbokk yi ñu yendu ak jàmm